mbokk yi ñuy déglu di ñu seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV ñu ngi fi nag suñu émission homme politique di dalal kenn ci ay responsable politique bu APR ñu gën ko xam muy Ousseynou Diouf dëkk fii ci Carrière waaye également nekk tamit président bu FOR mu nekk ab structure boo xam ne rek dafa ñëw ci biir toujours li nga xam ne mooy renforcer base u président Macky Sall fii ci Thiès dañ koy bàyyi rek mu nuyoo ak mbokki xarit saan Ousseynou asalaamaaleykum. maaleykum salaam Omar maa ngi lay nuyu di la fay. di nuyu waa Thiès TV di nuyu itam sénégalais yi ñuy seetaan yëpp ak Thiessois yi di leen sant di leen gërëm. alors Ousseynou dañuy ñëw ci laaj bu njëkk bi rek mooy tey APR naka nga gisee tey APR parce que ñëpp nee nañ dafa tekkaral ci biir Thiès li ko waral mooy ginnaaw bi ñu génnee ci législative yi rek ñu si bëri dañu toogoon di xaar ay ndombo tànk wala boog di xaar sax coup de fil bu jógee ci njiitu réew mi parce que gisoon nañu législative yi ñëpp jóg di ne dañoo jóg rek pour jàppale président parce que président moo leen wooloon boppam ne yéen ñëpp soobu leen ci terrain bi jàppale ma ngir ma mun a am ndam ci biir Thiès. waaw effectivement jóge nañ ci ay joŋante ay élection mu métti woon lool. yàlla def li muy def au niveau du département ñu am ci ndam mais ci biir dëkk bi amuñu ci ndam bañ fa jógee itam comme ni nga ko waxee ba tey jii nii fi ñu toll léthargie bu mag a mag moo fi am ça il faut le reconnaître bon loolu nag mënut a ñàkk am ay conséquences ci liggéey bi ñu doon liggéey ndax Omar ñun ñëpp xam nañ ne politique jàpp taw bàyyi la mais bu fekkee da ngay def ay action par circonstance loolu dafay jural day tax ba sa électorat day effrité wu day wàññeeku au fil du temps nga demaat ba jongante yaakaar ne la fa newoon na fi nekkoon moo fi nekkaat ba léegi alors que loolu newutu fi bu boobaa musiba day am mu nekk nag lu ñu metti lool la nga xam ne constat la ba nga xam ne yàgg nañ ko def yàgg nañ ko gis mais toujours malheureusement c'est la même situation qui se répète. boo xoolee Thiès bi ñu nekk li may njëkk a naqarlu ci sunu système d'organisation amuñu benn cadre benn instance ba nga xam ne tey jii dañ fay toog waxtaan sottante xalaat génne les idées parce que Omar aussi politique du caagare da ngay tëb rek takk say sabar fii wala nga takk say rajo fële mais il faut ñu toog ñun ñi nga xam ne ñun ñooy acteurs politiques yi de dëkk bi lan moo fi dox ok lan moo doxul. ñu ne ok lii doxul ñu xool ni muy jéemee dox te bañ toog di ko xaar ci état rek parce que lu mu gàtt président Macky Sall am na ñu fi jox ay ndombal tànk néew ñu leen nag nañ remuer le ciel et la terre mais yaakaar naa bu ñu doon toog ci benn cadre di waxtaan bu ki mën a indi 10 000 kii indi 1000 francs kii indi 100 000 ba ci million ñu dajale ko te xooluñu ma Samba ak ma Demba jëf ngir parti bi mun a dem yaakaar naa loolu doon na nekk la nga xam ne dinañu permettre ñu am une présence permanente au fil du temps ci biir dëkk bi ba pare mu nekk moyen ba nga xam ne dañuy téye mbooloo bi mais malheureusement loolu moo fi amul. très bien ci wàllu boobu dafa mel ni rek ginnaaw Thierno Alassane Sall démission ci parti bu APR mais également génn sax la nga xam ne moo doon coordonnateur communal bu APR boobu ba léegi amul kenn kuy coordonné ba tax na cadre boobu ngay wax nekk na lu xaw a sooxe ci biir Thiès ba sax gis nañ ñu bëri di génn ne Thiès maanaam seen parti bi am na ñoo xam ne ñoom ñoo ko téye ba tax mënatul dem dañu am ay ndomba tànk am na ñu si jëloon baaraamu tuuma joxoñ ko Abdou Mbow Augustin Tine. waaw xam nga loolu itam nekk na une situation ba nga xam ne. dafa nekk lu doy waar mais pour man Omar loolu amul solo coordonnateur mooy lan mooy coordonner les activités président wax na ko coordonnateur ne veut pas dire être chef c'est-à-dire que àdduna moo demee noonu loo gis foofu moo am ku jiitu am ñu ndopp ci ginnaaw ñu doxal ñu mën a doxal liggéey bi pour ñu bañ ku nekk naan man maay sama chef bopp di def li ma neex mais du caage ne tey bu ñu falee diw coordonnateur nga ne kooku duma ànd ak moom ndax jubawuñu wala am na fu ñu jaar maak moom loolu du tax tey jii nii ñun ñu mën a déggoo leneen itam dafa am ki ñuy fal coordonnateur na nekk ku yaatu xol na nekk ka nga xam ne du parparloo na nekk du ka nga xam ne du jàppale ñii bàyyi ñële parce que nag nañ waxante dëgg am na responsable yi nga xam ne boo àndul ak ñoom duñ la dimbale am na ci responsable yi nga xam ne boo àndul ak ñoom bu ñuy dem fenn duñ la yóbbaale loolu ay frustration lay jur ci biir dëkk bi ci biir parti APR loolu nañ leen ko baax
ndax tey jii nii kenn rek mënul lépp il faut que ñu def conjonction force yëpp ñu mën a dem mun nañ xool ka nga xam ne yaatu na xol te nangu naa dimbale ñëpp ñu jiital ko ñu ànd ak moom liggéey ndax liggéey boo gis itam day am jiit kon loolu laa ci xam. mais tey est-ce que tey Ousseynou xool ngeen ni jaadu na tey APR ginnaaw bi nga gën législative bi boobu ak léegi ñeenti weer amul benn yëngu-yëngu rek boo xam ne APR amal nañ ko fii muy ay rencontre ya nga xam ne daan na am sax laata législative yi di ñëw même sax laata ñuy def Thierno di ko biñ fi nekkee ñu ngi doon wax Thierno moo doon coordonnateur ñu ne provisoire mais teewul woon daan na am ay activité ci permanence yeeg lépp ñuy gis ku nekk di yëngu ci wetam mais léegi dañoo jékki-jékki rek mel ni mbir mi ab lampe la bu ñu taaloon rek daal di koy fay. waaw xam nga caractéristique APR bu njëkk moom mooy manque de structure bon ñoo ngi ko doon jéem a rafetal sax tant soit peu des fois ñu ne wax Thierno mooy coordonnateur communal Augustin mooy coordonnateur départemental tant soit peu sax amoon nañ ci ay wéeruwaay yu ñu doon sukkandiku pour mun a doxal suñuy activité mais malheureusement looloo fi newatul Thierno dem na Augustin moo ngi toog dans son fandeen natal dans le département dëkk bi kan moo fi nekk y a personne on peut citer de temps à autre quelques responsables y a personne bi nga xam ne tey jii nii nekk na fi pour coordonner les activités du parti ci niñ ko bëggee nag laa wax pas kii nu mu neexee ma Samba waaw wala moom nu mu ko bëggee wala nu mu neexee ma Demba. alors tey responsable yi nekk tey ci biir APR ci Thiès docteur Ndiaye mu ngi fi Siré Dia mu ngi fi ak ñoom bëri na ñoo xam ne ay responsable lañ rek nekk fii ci biir Thiès ñoom Mariam Diop Sylla ci jigéen ñi ñoom Maymouna Sène ak ñooñu mais tey ñu gisoon législative Ousseynou yéen lan moo warloon ngeen créer fort parce que bi ngeen di créer fort waxoon ngeen ci lu bëree bëri lan moo doon objectif bi. waaw kooku Omar dama lay sant bi ma ci ñëwaatee ndax fort jëloon na fi ay coow lu bëri nekkoon na itam lu am solo lu doon dox la nga xam ne boolewul woon dara ak ay wax si je me rappelle Omar yaakaar naa idée wu njëkk dajale mouvement yi pour ñu ànd liggéey ci ñun la njëkk a jóge fii ci biir Thiès. muy fédération des organisations républicaines. avant fédération des organisations républicaines. c'est pour indiwaat histoire. maa ngi journal bi fii ci biir. journal Témoin bi ñu toogee xool def un constat ba xam ne parti bi doxatul. ku ci nekk samay comité wala samay militant ngay jëme ak samay cellule. boo duggee des fois secteur kenn ñu ne la non li tax nga dugg sama koñ woowoo ma da ngaa bëgg a rey nangu samay nit da nga commencé ay problème di dikk. ñu toog xalaat ne y a beaucoup d'organisations yi nga xam ne qui sont laissées en rade. bon ñu ci bëri ñenn ñi sax c'est des organisations religieuses. amuñu péeti ci wàllu politique. pourquoi ne pas essayer les récupérer. xëy na nag du ñu ñëw tout le temps ci langue politique yi mais saa ñu leen soxlaa lu demee ne ko wàllu élection. excusez-moi dinañ ñu mën a jàppale. ci lañ njëkk a taxawalee benn coordination au niveau de Kër Mati Ndiaye cité Malick Sy. ñett mouvement yi ñoo ko seqoon. madame Diène Mati Ndiaye Thiès action et développement. Malick Dieng les amis de Mibou Touré. Omar Dem ak Sy benn waaye ñuy wax Sy. l'association des Alpulaar. ñu amoon ci suñuy doyen ak suñuy sage nga xam ne ñoo ñu doon épaulé di ñu orienté ku mel ni doyen Ndiaye moo ngi dëkk taaxi kaw vraiment Kër Mati lañ doon añee di fa reere di def suñu liggéey yëpp boobu yaataluguñ ko muy dox 5 sur 5 ñu woo fu ne ñu fay dem di rencontrer ay mouvement ñuy adhéré affaire bi di law ba yegg ci fort fédération des organisations républicaines ba biñ koy taxawal mu nekkoon itam kuréel bu am doole ba nga xam ne ñoo ngi doon liggéey bu sérieux liggéey boobu nag dañoo gis ni bi gars yi di dem bay comprendre que ni léegi actuellement mouvement yi kat ñoo doole ci dëkk bi boo fekk na ñu jógoon nañ bu yàgg mais nag comme mbirum politique la Omar loo gis
rek après dina am lu ci wàllu yàlla la nga xam ne du nekk la nga xam ne lu baax la loolu mooy lan mooy ñi nga xam ne dañoo ñëw pour parparloo ak pour jéem a teg seeni mbir bopp la nga xam ne nekkul bëgg-bëggu askan wi. maanaam uttur mais bu dee mouvement pour jug yaakaar naa ngir jàppale président Macky Sall waay sa waay maa ak yow ñoo bokk ci ni ko Olof Ndiaye di waxee ñoo bokk benn nekk tëjal bunt bi xaw ma ak dellu wàcce rido bi. waaw waruñoo mën a boole. kii wut kuy fanaan ak kuy wut ku koy wétali. tëjal bunt bi waru leen mën a boole. yow Macky ngay liggéeyal man Macky laay liggéeyal. te doole bopp nga yor ma yor suma doole bopp. waay ma jiitu ak nga ñàkk jiitu amul solo li am solo mooy nañ fexe ba mouvement yooyu ñu wax mu nekk ay mouvement yu wóor. yu am légitimité am base. ba nga xam ne tey jii nii li ñu bëgg ci biir Thiès dinañ ko mën a am. ñu nekkoon ci dynamique boobu vraiment di ci liggéey di ci dox ba gis nga à la veille des élections ñu def rencontre entre les responsables de l'APR ak les mouvements man jour boobu sax Abdou Mbow m'a posé une question mais Ousseynou yow tu es responsable de l'APR ou bien tu es borom mouvement mu ne ko da ngeen di xool dañ leen di wax toujours coordonnateur de mouvement. yoruma mouvement. ay mouvement ñoo daje. jël ma. ne ma yow lañu wóolu. mais teewul je suis responsable politique de l'Alliance pour la. maanaam li ni mel sa maanaam activité yi nga daan def ak nga daan coordonné ci APR di daw pour massification pour mobilisation moo tax ñu daal di wëlbatiku jël la ne la jiital. voilà mais Ousseynou Diouf kenn mësul taxaw gis ne Ousseynou Diouf taxawal na mouvement bi. te moo doon taxawal sama mouvement damay génn ci parti bi. dem taxawal sama mouvement wu bopp. mais jusqu'à présent je suis responsable politique de l'Alliance pour la République et cela ne m'empêche pas de coordonner des mouvements de soutien pour le président de la République. looloo faire des orientations mais Ousseynou est-ce que mën nañ ñëw parce que y a un mouvement muy mouvement Mamadou Dieng dañuy fàttali en 2014 moo présenté une liste boobu defar Thiès puis demoon élection contre liste Benno Bokk Yaakaar mais également ak ànd defar Thiès li ni mel tey mouvement boobu Ousseynou lan moo la lëkkale ak kër Mamadou Dieng. xam nga ndam si yàlla Mamadou Dieng dafa nekkoon ka nga xam ne ñoo on est du même ministère mu nekkoon au niveau du trésor public ñu détaché ko jox ko benn organisation muy Sénat si je ne me trompe pas mu nekk seen agent comptable mu xamanteeg suma sœur bi nga xam ne moom it inspecteur du trésor la ñuy waxtaan ñuy daje lu ci ëpp nag dama ak moom dañ doon daje ci biir ay cérémonie parce que fii tamit li may wax mooy fii ñu fi doon liggéey xamante nañ seen biir Mamadou Dieng mosuma ko approché dañ doon dox di tase ci ay cérémonie ñu naan Mamadou Dieng Ousseynou Dieng ay cérémonie ay activités politiques dans toutes les communes bi ci ëpp bi nga xam ne moo ëpp ci lañ ci yi ñu doon dajaloo bokk na cérémonie école ACAPES bu Ngent à chaque fois man ak moom lañ doon jël comme parrain ñu ñëw di jàppale xale yi xam nga bu fekkee da ngay def social da ngay xamanteeg ñi nga xam ne tamit dañuy def social ba mu jéeg maa ngi Mamadou Dieng fa lañ fasante coloré mu ne ma yow ku baax nga ma ne ko yow yaa ma gën a baax ndax lu baax rek laay dikk ci yow ñu waxtaan ba mu nekkatee moom ak suma mag ay xaritu benn bakkan jëm na ko sax dugal ci politique ma gis li mu doon daj ci parti bi xam ne jàmbaar dëgg la ci mouvement boobu xam ne jàmbaar dëgg la te moo ci daj la nga xam ne kenn joxu ko doolee boppam la doon demee te xol boobu yàllaa ko joxoon. mais ginnaaw génn àdduna est-ce que tey am na suite parce que gis nañ. foofu laay ñëw Omar. xam nga boo gisee li tax mu mënal la mbirum lënkale mouvement yi dajale leen man maa ci njëkk a dox c'est parce que Omar ku la jiitu ci teen donte benn fan moo la ko fa rawee. te moo lay gën a xam lu ndox may saf ak fa profondeur teen ba nekk. dama yàgg dox te caaxaanuñu. li ñu doon def di dugg ci biir koñ yi. di jàppale président mais aussi di dugg ci nit ñi di xam luy seen bëgg-bëgg. ndax jàppale président du taxaw rek naan jàppale leen président. bi ma gisee li Mamadou Dieng liggéey ba yàlla def man seeti naa ko sax bi muy entré hôpital principal. ñu kon ne di waxtaan ba ma naan soxnaam kii arrêté activité yi dafa feebar. mu génn àdduna gisuma benn xel wala benn xalaat bu ñu teg pour jéem a récupérer waat base politique boobu noonu. téye leen ndax base politique bu am solo ba xam ne boo ko bàyyee tamit day tasaaroo waat. yàlla def ma am audience au palais
audience bu yaatu à la veille élection au conseil des collectivités territoriales ma doon dox ñu santoon ma mission pour mooy dox di wër di xool conseil les conseils dëkk fii bu Thiès pour ñu voter la coalition Benno Bokk Yaakaar ma gis ne kat mouvement Mamadou Dieng bi képp ku bëgg liggéey fii bu Thiès ci mouvement yi boo ko fi bàyyee si liggéey du am solo ci laa contacté Omar Deme mu woo c'est-à-dire mën na ko ñëw leen ñu àndandoo ñu dem ci suma audience boobu noonu te bu ñu demee dama leen a présenté comme le mouvement de feu Mamadou Dieng qui continue jusqu'à présent à exister. J'avais dit à l'autorité ne ko nañ xool nu ñu téyee mouvement bi ak yeneen mouvement yi mais bii da ci ëpp doole. kuy wax te dëgg te yàlla tax xam ne en tant que citoyen bu feu Mamadou Dieng mouvement boobu amu fi woon morom. kooku moom yàlla rek a ma tax may wax. kon kooku doole jooju bàyyi ko mu nax saay erreur la woon. et j'avais vu cela depuis longtemps. ah yéege nañ ko ci kaw teg ko ci ay loxo kilifa malheureusement li ñu waxante woon deful yàlla deful moo antu. parce qu'il était question vraiment ñu yokk ñu doole jàppale ñu gën a mën a jàppale les responsables à la base malheureusement loolu antuwul te politique gu poste politique gu salaire dafa metti. maanaam yéen amul beneen ressource supplémentaire lépp seeni moyen bopp la. benn ressource aucune ressource. du ndomba tànk du dara parce que tey bu ñu xoolee. non xam nga tey boo ne ndomba tànk sax day mel ni da nga viser ndombal tànk Omar. xëy na dëgg la tamit loolu bu ñu la ko joxee pour nga mën a am wéeruwaay la ak loo dimbalee ay nit. mais même bu dul ndomba tànk Omar amul benn ressource benn appui. benn. maanaam yéen daal APR daal yéen a jël seen koppar di ci def ci biir Thiès. kese. xanaa président moom yëgul leen li ngeen di dund. waaw mais xam nga bi ma njëkkee toog ak Omar Youm dama ne ko monsieur le ministre ñëw ma fi pour du wutaat ay leader bu bees wala ay responsable bu bees wala ay nit ñu bees ndax kilifa gu ne ànd naa ak moom fii ci biir parti bi am naa expérience bu ma may ma xam bu baax fu may teg suma tànk actuellement li ñuy wut mooy un répondant politique mais Omar bu fekkee da nga nekk ci biir dëkk bi fii di liggéey di ci daj lu ne amaloo samedi amaloo dimanche jël sa alal di ci def jël say nit di ànd ak ñoom liggéey ko ba mu rafet nga takk ko ci def ko ci benn saaku amoo ci loxo yoo koy teg mais kooku peine perdue la. day nax saay. te boobaa yow da nga découragé. mais da ngay nax sax sa bopp yow bu boobaa. maanaam kon day wëlbatiku nekk rek ay dóor comme niñ ko xewalee léegi. non même bu dul dóor. am nga dóor sax xëy na nit ki da ciy jug ngir dóor nit ki wala pour am dara. mais yow li nga liggéey du dóor. li nga liggéey lu wër la. da nga sol sa dàll. dugg ci biir terrain politique bi. ba téye base bu wóor. mais ci loxo ban responsable nga koy teg. ngir mu jàllale ko président. ku ñu xam ne kat lii lañ liggéey ba toll fii. wala boog ñii soxla nañ lii ngir mën a gën a jàpp ngir ñu mën leen gën a mën a jàppale ci seen liggéey. y a pas de répondant. alors amul répondant mu nekk jafe-jafe ci APR ñu bëri ñu ngi koy yuuxu di wax ni APR parti bi du dem parce que fii ci Thiès gisuñu kenn koo xam ne rek dina leen kii mais tey Ousseynou législative bi ngeen ciy dem mouvement de soutien yi leen gunge woon bëri na. tey ñooñu ñëpp am na loo xam ne ki ni ko yow en tant que way politique nga am expérience tey seen maanaam gunge bi ñu leen gunge woon yow ban lecture nga ciy def. gis nga gunge bi ñu gunge woon nekkoon na liggéey bu am solo ba nga xam ne avant avant ñuy dugg ci parparloo. moi je maîtrise bien ce que je dis. parce que après noo gis ñenn ñi à côté fii waxtaan ak ñoom nañ leen dem fi ñi non. mais mënuloo jël des mouvements qui venaient de naître avec aucune expérience. ne ñii ñoo fi gën a représentatif à Thiès c'était pas possible. man soxla wu woon may dem man mii. li ma doon wax c'était pas pour mon propre compte. mais j'ai vu de ces gens yu yàgg jàppale président te mosuñu génn ci soleil. amuñu moyen waaye tey jii nii ñooñu mbooloo bu ñu yor mouvement yi fi nekk di tànqal nit ñi yëpp amuñu ko. amuñu ko ba tey jii nii man maa may continuer di def samay vérification j'ai vu de ces mouvements yi xam ne chaque dimanche ñu dajaloo ci kër teg seen i carnet. famille teg seen carnet ñuy cotiser di def seen i natt et tout. góor ñi ñëw di présent ñuy teg di def seen genre avec yooyu noonu.
te pourtant ñooñu mosu ñu leen gis Thiès Info mosu ñu leen gis ci benn journal. mbooloo bi ñu yor man mi yoruma ko keneen yoru ko. mais ñooñu tey jii nii bu fekkee tey am nañ daje bu am solo bu mel noonu mais war ñoo mën a xool ñenn ci ñu leen représenté ñu yóbbu leen ñu dem taxaw wax ak président bëgg-bëgg askan wi c'est en fait le problème c'était ça. pas pour dem ci président ne ko wéy ñoo ngi lay jàppale dinañ gagné dina nangam la preuve en est que lañ fa waxoon yëpp dara amu fa. mais résolument day mel ni rek Thiès maanaam blocage bi nga xam ne moom lañ ko bloqué dafa feeñ ci lépp ci plan yëpp la quoi. mais Thiès est bloqué Idrissa Seck bon parce que bu ñu xoolee Idrissa mooy président conseil départemental bu Thiès tey moom mooy yore parti réew mi ba pare moo yore pouvoir bi à Thiès mais dafa mel ni rek Thiès dañ ko téye maanaam état bi dafa mel ni daal dañoo ne Thiès moom jaru ngeen fay def dara wala ngeen fay dugg ci dara. non stade Lat Dior sax nekk na ab infrastructure boo xam ne tey Thiès waaye koo ci waxal Dakar lay wax parce que daan la stade bi tey ñun moo dul suñu lépp te tey dañ koo tëj teg ko ci loxo yoo xamante ne kenn xamul nu mu demee. non Omar loolu man pour moi c'est ne pas connaître les Thiès waaye gis nga Thiès kenn moomu ko Thiès c'est une ville comme toutes les autres ay nit ñu fi nekk yu bëgg yu baax la mais il faut connaître la ville et puis connaître ses hommes mënuloo ñëw Thiès dëkk bu mel ni Thiès nga bëgg leen wutal ay responsables ya nga xam ne ça va ils ne font pas le poids Thiès waa dafa digne dafa fier Thiès waa du n'importe qui moo ko mën a jiite da ngay mot li nga doon nekk kilifa dëgg am fit ba pare tey jàppale dëkk bi ba ñu dugg ci benn parparloo am na ñi nga xam ne boo jógee ñu jug jàppale la mais bu fekkee da ngaa ñëw di am ci yenn détails yooyu dugg yenn les autres gens ils préfèrent aller croiser leurs bras dem toog jàpp seen ñàmbur ñun ñoo soxla nit ñi nañ xam bu baax ña ñuy jëli ci indi leen mais loolu nag ki fi dëkk cosaanoo fi yaroo ko moo ko mën a xam ki nga xam ne duggul ci benn parparloo mais bu fekkee bon intérêt ma Samba wala intérêt ma Demba wala lépp jeu politique gu ma Samba wala jeu politique gu ma Demba tax na kii damay pousse kii bëgguma kii feeñ kii bu ma ko utiliser après randal ko indi kële nangam mais kañ nga am li ñu bëgg. effectivement alors Ousseynou li nga wax tey ban relation nga am ak kilifa politique yi nekk Thiès. relation bi ma am moom mooy relation jàmm ak salaam parce que man wutaluma sama bopp noonu bañ naa ko ba képp ku ma gis ngay def ay activité sax mu mën a yëkkati sama téléphone wala conseil dama lay woo conseil des fois sax nit def activité mën na ko fa nga dëkk am na diw yaa une telle personne demal nga jëli ko dina la jàppale du ma wàññi dara en fait c'est ça il faut qu'on soit large de cœur bon moo tax ba damay fexe ba suma relation ak yeneen responsable yëpp dama koy rafetal ku ci xewle ba ma ko waxee dinaa teew bu ma ko jot bi mayee boo ko mayee tamit dinaa la woo téléphone et puis wax la nan la ak naka la parce que mbir mi ku ci nekk fa nga nekk mun nga cee bay sa waar te doo yàqal sa moroom dara. très bien également aussi ñu fàttali ni Ousseynou Diop en tant que cadre bu impôt et domaine mais également yow yaay président bu RAI tey gis nañ RAI handball RAI basket président RAI basket mais gis nañ RAI handball tey indi raaya au niveau national li ni mel xel demoon ci li nga xam ne rek moo doon RAI bu njëkk ja li nga xam ne moom la fi RAI football daan def RAI basket daan ko def li ni mel nekk ay jafe-jafe ci wàllu infrastructure te ak yeneen ak yeneen tey mu mel ni am na doomu Thiès yu bëri ay international ay professionnel lañu woon dañu mel dañu banque seen loxo wala gëmm seen i bët ci maanaam ci sport bi li ni mel lan nga ci àddu. waaw loolu xam nga dafa nekk situation bu ñu metti Omar ba nga xam ne tey jii nii ñun vraiment bu ñu koy wax sax on a un pincement au cœur man bi ñu may woo pour ma ñëw jàppale RAI basket vraiment je ne voulais pas ndax xam naa la ma fa doon fax la ma fay xaar y avait que des dépenses une situation qui était très 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 détériorée boo ñëwee c'est déjà dans un premier temps sa xaalis nga ciy def après wut ay contact c'est un travail supplémentaire mais bëgg suma dëkk ak bëgg jàppale yenn xale yi parce que moi aussi j'étais basketteur dugal na ma ci ma nangu ko ak xol bu sedd guy mais dañoo amoon yaakaar itam ak l'avènement du président Macky Sall mu fekk ñu bokk ci biir parti bu ñu demee ba jël yenn responsabilité yu ñu mel noonu yaakaaroon nañ kat suñuy naataango yu ñuy bokkal dëkk bi fii nii dinañ ñu war a mën a jàppale bu baax ndax am na ñi nga xam ne président jox na leen ay nombres tànk jox na leen ay moyens. mais je te dis Omar en tant que président du RAI basket bi ma ñëwee on a envoyé des correspondances à tout le monde ñenn ñi sax dem nañ seeti leen toog waxtaan ak ñoom sur la situation du RAI
au moment où je vous parle il y a aucun responsable Thiès soit bu yëkkati 1000 francs jox ma ko ne ma dugal ko ci raay y en a pas. waaw mais dans ces conditions comment nan lañ bëggee ñu gagner dëkk bi te alors que ñun préoccupation dëkk bi ñun soxaluñu. bi premier ministre di ñëw lycée technique booy dañ doon déconner. la manifestation dafa doon jàqu il a fallu que ñu woo leen waxtaan ak ñoom. recadrer leen suñu kanam parce que man lycée technique. booy foyer chaque année dama leen doon jàppale. parce que booy dañuy xiif ba mujjee gi day prof bi day ñëw ñu génn dem ñibbi ndax amuñu lu ñu lekk. fa ñu nekk dafa sori transport beeg yeneen ak yeneen boo gisee li tax ma ne nañ leen teg ay instance ay cadre pour di waxtaan ci problème yu mel noonu yuy defar dëkk bi. loolu mooy tax dëkk bi tey jii nii ñun bu ñu leen soxlaa jug bi dana yomb ndax bu boobaa fekk na ñun ñu dugg tant soit peu ci li seen mébét ñu jëm ci la ñu mën la ca des bu état ñëwee complété ko moo tax ma ne cadre boobu ak instance boobu noonu lu am solo la nga xam ne tey jii nii bu ñu ko defoon dina yëwanal suñu liggéey ci lu bëri mais malheureusement tey jii nii dans le sport yaa ngi naan raay handball mais il faut voir dans quelles conditions la raay handball indi ses victoires. Effectivement ci conditions yu même sax pour ñu dem ce sont les joueurs qui cotisent. li raay basket am au moins am benn président ba nga xam ne tey jii nii yor na la nga xam ne bu ñu koy ne ko des fois regroupement mu yëkkati joxe transport faj joueurs yeeg yooyu noonu. raay handball amu ko. te teewul nii indi nañu. et je parle sous le contrôle de Alioune Sarr le président du club. tey jii moo ngi ni indi nañ fi 2 fois ndam 2 ans ñu tegale di indi coupe bi fii. c'est-à-dire que tey jii nii ñun suñuy résultats suñuy infrastructure ak suñuy conditions d'évolution suñuy joueurs reflété wu ko. kon daal dafa mel ni jot na li ñu doon wax forum des cadres thiessois. bien sûr jot na parce que bu ñu xoolee ni tey yu bëri état maanaam du ma ne sax état dañ ci banque seen loxo yu bëri affaire yi demul. mais Omar. en 2012 et en 2013 lancé woon naa fi benn mouvement le mouvement des jeunes volontaires du Sénégal. c'était pourquoi bu nawet jeexee mbedd yu nawet bi jeexee mbedd yu bëri ay suuf yi. ñun ñoo ko doon bale. les archives sont là. waaw désensablement bi ginnaaw tribunal bale dafa nekkoon ñoo ko doon bale. garage noonu. Daaru Salaam. Kër Maam El Hadj. mouvement de jeunes yooyu ay jeunes la yoon nga xam ne vraiment bénévolat la ñuy def bu ñu ñëwee dindi mbedd yi fii après ñu programme dem ci cimetière yi bàyyi ko après ñu xool yeneen secteurs yi nga xam ne foofu noonu population dañu am problème yooyu ñu ñëw def nañ ko sax à Thialé avec le doyen Ousseynou Sène. ci seen tas d'ordre yu nekkoon foofu noonu. mais engouement politique boobu noonu animation boobu noonu moo fi amatul. il fallait des gens. dafa mel ni kon yéen da ngeen des locomotives ya nga xam ne tey maanaam yéen da ngeen lott ci wàllu moyen maanaam seen poche rek ngeen daan. yaa ngi naan lott dañoo dee. magum lott. dañoo dee lottuñu dañoo dee. Omar boo bëggee dégg-dëgg. imagine toi chaque week-end. nga doon jël ay pelle mécanique. ay camion. lu xale yi lekk dañ koy togg. ñun ñooy jënd jàpp ndawal wala ñu rey xar wala togg. wut ndox des fois ñu def njar pour parce que tamit booy jël ay xale dinañ liggéeylu. waaw parce que non mais attends. il faut nga créer de l'animation. Thiès dund na fi situation yu doy waar ci wàllu insalubrité 2009 ba 2013. 2014 ci législative ci local yi. ci la UDE ñëw buy Diop si. avant UDE nag ñun ci lañ doon def loolu. te boobu y avait la municipalité mu ngi fi woon. mais moo ngi fi boobu ñëwagul mairie Thiès a fi nekkoon. mais dama ne même tey jii nii. bi UDE demee lan nga gis Thiès commence encore à renouer avec ses tas d'immondices. mbalit maa ngi nii ci marché bi. da ngay romb ñu jal ko fa. ak yeneen. c'est-à-dire que ñun ci jamono jooju dañoo bëggoon cultiver aux jeunes. vraiment maanaam la responsabilité. citoyenne. jarul ñuy xaar ay maire ak yooyu bu maire ñëwee alhamdulilah mais bu ñëw bu ñu ko toog di xaar ndax mbalit boobu daf ñuy jural ay jàngoro yoo xam ne day dugaat suñu biir kër yi feebarloo suñu doom yi. effectivement Ousseynou suñu émission mu ngi jeex tey ban conseil ngay jox président de la République Macky Sall parce que léegi réseau ñëpp a ngi wax ni président fu mu ne nii moom moo soxla parce que élection 2019 soreetul fukki weer la ak lu topp moo ci des tey at. li nga xamante ne rek tey mooy doon li nga xam ne moom la ñu war a sóobuwaat maanaam ci APR ak Benno Bokk Yaakaar ak mouvement yi ngeen di àndal tey ban conseil nga leen di jox ak tamit lan mooy doon say kàddu yu mujj. conseil bi may jox président mooy vraiment na téyel boppam parti bi
ndax ñi fi dugg ñëpp moom la ñuy jàppale ñu ma Samba jàppaluñu ma Demba donte nag mun nañoo boole ak après ak ay yeneen nit ñuy ànd di liggéey ci biir gox bi téyel boppam parti bi moom mooy na xool région yi nga xam ne ñoom politiquement dafa am ay jafe-jafe moom muy suivre les renseignements xool nu muy appuyer région yooyu noonu ci ay moyens ci ay responsabilités ngir lañ fa bëgg mu mën a ne président Abdoulaye Wade loolu moo doon forum day toog di suivre ay politiciens xam ne ni ñii ku leen pousse ñu dem mu yëkkati téléphone am du jaar ci kenn yëkkati téléphone am wóola na dama laa soxla tel jour ñëwal pourquoi pas duñ ko def nañ ko defal na ko def ndax nit ñi moom lañ jàppale moom lañ gëm bu wóor moom am na ñi nga xam ne duñu jug man mii li mu dugal APR suma mag la moo fa dugal parce que daf ko recevoir na ko jàppale ma Thiès kooku dama yow laa fi yaakaar looloo ma ci dugal ku mu ci dugaloon sax découragé na te actuellement Omar li découragé ci biir parti bi li toog mer moo ëpp li génn ndax ay frustration ndax ay yu ñuy def te duñ leen ko yëgal ndax ay parparloo indi kii puusal kële loolu baaxul dañ ko bàyyi nit kuy jug ak ay moyens boppam gis nga woote sax nit ki consacré la 5 minutes ci temps am sax yaakaar naa kooku amal nga ko jaajëf asat tama laa ko yëkkati alalam di ko ci def bon leneen li ma koy dolli moom mooy vraiment na fexe wax les responsables au niveau de chaque région ñu continuer les actions dans le temps mu nekk mu am une perpétuité ba nga xam ne tey action politique yi du am stand-by du dagg ndax dagg boobu moom mooy tax ñu naan léthargie am na moom mooy tax ñu naan militants yi frustré yi génn ñiy dem parce que tey mouvement yi génn bëri na te ñu si bëri tey kenn faale wala te ñoo ngi toog jàpp seen ñoom ñoo ngi toog mais am na sax ñoo xam ne ñu ngi liggéey bu am solo boo xam ne ku mere APR rek boo ñëwee ñoom opposition nga nar a dugg te Thiès ne nar na tàng mais loolu moo tax ma ne na wax ces différents responsables ñuy toog di def ay réunions périodiques avec les autres responsables de base pour ñuy xool nan la ñu mën a téye base politique bi ba laataa ñuy jëm ci présidentielle muy trop tard ndax bu ñu bàyyee ba yegg ci présidentielle ñoo fi naan leen jug leen votal Macky Sall dañ ñaan ñu encore yéen xanaa da ngeen ñoo yëpp gisatuñ leen woon dékkatuñ leen woon xamatoo leen ci lan la nit ñi nekk ngeen toog ba tey ji naan ñu jug leen votal Macky Sall te boobaa tamit xam nga opposition dafa yomb nekk ci opposition di sànni xeer rek bokkut ak ki nga xam ne dafa nekk parti au pouvoir duñ la muñal dara boo nekk responsable parti au pouvoir dañ naan da ngaa ànd ak Macky yaa yor xaalis mais opposition moom taxawal di xool say xeer rek di ko sànni am nañ gars yu mer yi nga xam ne naan katu ataay fii nii ñëw romb sànni xeer rek ñu jug ànd ak yow mais que pour sànni xeer rek kon nag loolu nañ koy bàyyi xel toujours di delluwaat ci askan wi di saafoonteeg ñoom di naxanteeg ñoom politique naxante la ak maslaa naxante ndax yàlla mi ñu sax réglé wul lépp président mënut a réglé lépp kon nañ maslaa ak dëkk bi ak nit ñi waxtaan ak ñoom dalal seen xel ba vraiment lii président di liggéey ñu mun cee teg seen bët ndax président ngi liggéey te bilan am neex naa défendre. voilà mbokk yeeg xarit ñu doon seetaan ci Thiès Info ak Thiès TV suñu émission am politique ñu doon dalal al Ousseynou Diouf nekk responsable politique ci APR waaye également jiite ab kuréel bi nga xam ne rek dafa ëmb li nga xam ne mooy ay mouvement yuy jàppale président Macky Sall fii Thiès di leen jox dig daje ci beneen numéro incha allah.